sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi yéen i mbokk yi safoo seen télévision ITV dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ca Ndar géej tey jile ñu doon amal julli ñaari rakk yi askan wu takk ñëw fekkee si mbir moomee bàyyeekoo nag ci ay gox yu fasantikoo mbir mi ngi xewoon ci atum 1995 le 5 septembre foofee nag ci la kii di Xaadim Rasul amaloon na julli ca bureau gouverneur bu AOF yaatali ci biir xibaar yi lay daal di doon ca Géwé nekkee ca commune bu Guédé askan wa nelawatuñu ba yandoor ndax ay yamb yëfane xuus yooyu la yamb nag sonal leen ñett ci nit yu dëkkee foofu ñàkk seen bakken kenn nag nekk ca l'hôpital looloo tax ñu amal ab gëstu di xool naka la ñu mën a def ngir aar suñu bopp saa yu yamb yi ñëwee ci seen ab gox ay atam nag tey jile nataalu bés bi mi ngi toll ci téeméer ak ñeenti at mi ngi tudd El Hadji Mamadou Jiite dëkk ca Fann Ok moom sax mooy délégué de quartier ba mi nga bàyyeekoo ba ca Ngaay ma nga yëngatu nag bu baax a toogul donte mag la moom ab menuisier la ci loolee lay sukkandiku bu baax ngir dimbali njabootam wala it yor ci ay soxnaam mooy nekk nataalu bés bi loolay ponk yi bu ngeen taaxiirloo daañu ci toftal xibaar biti réew laataa ñu ko yaatal. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi nag nu ñu ko junjee lañu koy daal di doore wutali ca Ndar géej ak màggalub ñaari rakk yi mbir moomee nag mi ngi amoon juróomi fan ci atum 1895 foofee ca Ndar ca Xaadim Rasul laata muy dem nag amal nag ab julli ci bureau gouverneur ba fa nekkoon di gouverneur AOF tey jële nag askan wu takku ña nga foofee ca Ndar géej di amal jullib ñaari rakk yi ba tisbaar waaye loolee lan moo ko waraloon yaatal yi dañ ci àndal ak Cheikh Charles. ndax yàlla dëgg moo njëkk te mooy mujj ñu ngi ci atum 1895 Afrique occidentale française ñi nga xam ne ñoo di colonisateurs yi jóge woon ci diwaanu France jekk daal di faagaagal képp ku jàmmaar la woon ak ñoom ci wàllum ngànnaay lal bu jéng ba ñu tuddee woon ko conseil privé bu administration coloniale daal di biral teg loxo Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ci bisub alxames juróomi fan ci weeru septembre atum 1895 fii ci Ndar géej ci diwaanu Sénégal ci bis boobee le bile conseil privé amoon di conseil bu jeng ba taarix dina jàpp ci bis boobu ne janoo Cheikh Ahmadou Bamba ak nasaraan yi janoo boo xam ne da koo def ci dal waaye def ko ngir ndamal lislaam bi ñu xaatimi li ñuy xaatim jox ko ngir mu signé sootul ixlaas la bind sa suuf di wane ne yàlla kenn la te moom suñu borom lay liggéeyal ak yonentam ba alayhi salaatu wassalaam loolee di war a firndeel gu mag goo xamante ni bi amee na ci biir bureau bu gouverneur ci diwaanu Ndar waaye la sa gën a fës ci jamono ji ñëpp di ko fàttaliku mooy ñaari rakka yi nga xamante ni bi julli na ko ci biir bureau bu gouverneur si noonee ginnaaw bu ñu mënumtoo wax li ñuy wax ba noppi ñoom ñoo ñee di conseil privé ba si ñu jëlee décision génn Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Sénégal yóbbu ko ci diwaanu Gabon te loolu jubluwaayam nekkul woon dara rek lu faagagal wala naxasal liggéey bi nga xamante ni bii mu ngi ko doon liggéey ngir lislaam jëm kanam ngir lislaam ndam li fës ba ñëpp seen ko te loolee fës na ci rapport bi nga xam ne génn nañ ko ci juróomi fan ci weeru septembre boobee ci biir conseil privé ba kàddu yi lañ fa wax ginnaaw conseil privé bi déglu nañu rapport yi nga xam ne monsieur Merlin ak Leclerc wax nañu ko ngir déglu Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp dëppoo nañu ne dañ ko war a génne yóbbu ko Gabon ngir jeexit yi nga xamante ni bi am njàngaleem am na ko fi Sénégal mu naax saay ba kenn dootu ko topp mu mel ni nag ginnaaw lu jege juróom-ñetti at yi mu def Gabon at yu bëri yi nga xamante ni bi am na ko ci résidence surveillée fii ci diwaanu Thièyène Sénégal ak juróomi at yi nga xam ne Serigne Touba def na ko ci diwaanu Mauritanie loolee yépp teewul njàngaleem Serigne Touba wéy di des ci xolu jullit yi ak xolu murit yi fépp ci biir Sénégal waaye wasaaroo ba ci àdduna wërngal kàpp jamono ji dëgg mooy njëkk te mooy mujj
moo di lelu bi Sëriñ Basiiru mbég ma. cant ak ngërëm ñeel na la Cheikh Sall ci yooyu lay reeraar ñu wax ci leneen ci ujaaj ji gannaaw nag ba ñu dellu see ca mag ñii di bilan nag ñii di délégation générale bu pèlerinage ña ngay def ab xayma li ñu gis nag mooy aju ren gi lépp jaar na yoon bu ñu gisee loolee nag dafa di ne lëkkaloo gi dox seen digganteeg privé yi moo gën a yombal seen liggéey dañ ciy déglu professeur Abdoul Aziz Kébé àdduna ci micro Cheikh Hassana Fall. Cette année a été une année satisfaisante. gis nañu ne ren amul benn jafe-jafe te loolu dafa doon lu am solo loo xam ne ñu ngi koy rafetlu li waral nag ñu am lépp mucc ayib moo di dafa am ay waxtaan yu bari yoo xam ne sóob nañu ko ndaxte lu jiitu dañ daan def weeru nekk wala ñeent fukki fan yu nekk ñu dajeek voyage privé yi waxtaan ak ñoom ñu ñuy fekk si di déglu xalaat bi nga xam ne moom lañ leen di jox saa su nekk di ko séddoog ñun te loolu dafay gën a rataxal ab diggante ñoom it ñu xam ñaata ujaaj la ñu war a yóbbu ñu xam lim bi mën a xool nañ koy jàppandalee ba lépp mucc ayib te loolu moo waral tey ji ñu yegg si résultat bi ñu yegg si te jàpp naa ne lu ñu war a wéyal la. Autant le milieu est assaini, autant c'est mieux pour leur image et autant également c'est mieux pour les affaires. ñu wutali ca Bargny wax ci wàllum alam bi ak géej gi nga xamante ne mi ngi dox wutali askan wi loole nag tax na ña fa nekkee nelawatuñu ba yandoor saa su nekk nag ñu yuuxu wàllu donte kilifa yi ñëwoon nañ fa defi diggee ba tey furaas gisuñu ci dara ñu jaaxle nag taxaat ñu génnaat di yuuxuwaat wàllu Amagor Robert Ñaama nga fa woon reportage. lii mooy xar kanamu Bargny géej gi di wëy di sonal askan wi fi yeewoo. fitna bu méttee jafe-jafe yu ñuy dund fi mu nekk nii ñun dong nga ñoo ko xam ak yàlla mais nit mënu ko xam ñun ñii xam ne ñoo koy dund ñun ñii koy dund nii instant bii métti na torop ba fu métti yem xam nga guddi doo nelaw doo mën a isolé wu yaa ngi xalaat boo tëddee ginnaaw bi ñëw fekk la fi yóbbu la parce que xamoo. ñun daal bu ñu tëddee du ñu nelaw du ñu lekk ba suur du ñu naan ba mànde. tol noo naan attaaya tol noo dara ba guddee baala nelaw mën na laa sàcc roñ la ba ujjii nda doo digg dana geggi nax bi nun daal xam na na gën a dimbal ngi endu fii yàlla gëm na ne pono yu dimbal fi ñëw ñaari camion noo ko fi ebbi endoo takk jële guñ ba fële li new foonde dimbal nga fi installé jël ñaari camion fay camion ba nekk 25 000 mu andulu ko fii. Serigne Diouf jàkkaarloog géej gi di gis dëkkuwaay yu géej gi di jël te li ni mel lépp mu ngi xew ci kanamam. parce que man fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgge lu bëri fekk na ma fi parce que boo xoolee fi ma toog nii tey ñun lu ne jéem nañ ko fi li ñoo ko jéemal suñu bopp di fortaatu ay pën ak def yu kenn xamul di jéem si lu ñu man ak lu ñu manul parce que ñi géej gi avancé daf ñu jaaxal parce que boo xoolee fi mu ne nii kër gi ngeen toll nii géej gi jël na 4 maisons si kanamam jël na 4 kër si kanamam ñun fi mu ne nii bu du woon ak barrage bi ñu jéem ni jóge nañ fi bu yàgg lii benn waay bu baax rek bu dëkk ci biir kër gi moo jël dooleem ak kàttanam def ka ci mais bu du woon loolu ñun ñi fi mu ne duñ fi dëkk di ñun ñëpp dañuy jóg luyee ji. ni moom Ndeye Yacine Dieng mu ngi fàttaliku lu géej gi jël yëpp ci seen kër. 2 mai 76 laa ñëw fii parce que sama village quartier natal mooy Ngunu. boobu ba tey bi mu ñëwee fii. amoon na espace bu rëy kër gu rëy la woon kër ak daara. booba ba chaque année jëfee ginnax baa ngi dal bu dalee daaneel miir yi ñu avancé waat ñu miiraat ba mu baax mu toogaat ay quelques années mu daanelaat miir yi. jafe-jafe yooyu mën naa wax ne depuis 77 ngoon nag toujours nu ngi sonn je peux dire que ne 12 mois sur 12 nu ngi inondé nu ngi dund calvaire bi. tey jii waa Bargny géej di wëy di dundee yaakaar bés ñu gis ñu gestu leen. li am solo daal du bëgg te yàlla rek a tax Macky Sall nu dimbali waa Bargny te yàlla tax. parce que jëm suñu kaw metti na lool tiital nañu nag ñun ñi fi dëkk wax dëgg yàlla tiital nañu amul nag pexe ndimbal la ñu bëgg te yàlla rek a tax. géej gi at bu jot dina jël lu toll ci 1,33 m ci littoral bu Sénégal. waaye mu mel ni fii ci Bargny la mbir mi rawee ndax fii dina jël lu toll ci 2 mètre at bu jot mu nekk njeexital bu mag ci ñu fi yeewoo.
ca Podor nag la ñuy wutali ni ñu ko waxee ci ndorteelu xibaar yi askan yu fa dëkkee nelawatuñu ba yandoor nekkee ca village bu Dawe ci commune bu Guédé ni ngeen koy gisee noonu ci carte bi di nataal bi foofee nag yamb yi ñoom ñu nga fa ne xuus di tere nelaw askan wi ñetti nit nag daal di ci ñàkk seen bakken kenn moom mu ngi ci jamono ji ca l'hôpital looloo waral tey ñu amal ab gëstu bi nag dem waxtaan ak ab colonel boo xamante ne ci l'armée bi la nekkoon tey jilee li muy yëngatu mooy yar ay yamb mi ngi wax mutuwaay yu ñu war a jël saabu mbir moomee daal di amee wala sax nga nekk bërëb boo xamante ne yamb yi dañ lay sonal waxtaanam Matangeer ak Cheikhou Gueye la ko seq reportage. dëkk bii di Douye nekk fi Fuuta commune Guédé ñoom nag ci njàqare ak tiis la ñu nekk jamono ji ayu bës a ngi nii dëkk bi. kii nag di wan ab colonel ci l'armée bi moom nag da yar ay yamb ci këram ay at a ngi nii lim xamle mooy que ni yamb yëpp ay màtte waaye bu ñu màttee rek am na lu tax. yamb yi comme ni ngeen ko gisee sànq tant que sonaluñ leen wala ñu leen di maanaam déranger ku nekk xam nga li nga war a liggéey te li ñuy liggéey mooy defar seen li ñuy lekk. moom colonel bi xamle na itam ni loo mën a moytu seeni màtt moo gën wante bu ñu la tàmbalee song am na noo mën a def. li nga war a jëkk a def mooy fexe ba aar sa bopp ba ñaar ñett du ñëw parce que benn su la màttee rek xet boobu muy génne day woo maanaam loo xam ne la day jam comme piqûre ba pare daal lay piqûre li ñuy wax venin mooy dangar bi su lu ko piqûre nag moom sa yaram ni muy réagir maanaam sa deret bi fi muy jaar moom la ñuy wax veine yoonu deret yeeg yooyu daf koy yaatal loolu nag su dawee ci sa yaram yëpp day diis pour sa xol léegi nag deret bi su yéegul ci sa yóor da ngay faatu. ngir lu mel ni li am ca Douye bañ a amati gisul lu gën yee ci nit ñi. foog nit ñi ñu maanaam tàggat leen ci affaire yamb ñu xam yamb mooy lan ñoom ci seen bopp dinañu gis yamb yi fi ñu dëkk fi ñu tabax yépp ay garab ñoo fa nekkoon te dañuy gor garab defar suñuy tool te léegi duñu bàyyi xel ne garab yi am nañu fi njëriñ léegi garab su fi nekkatul ay bàyyi fruits yi ñu ngi ci loo xam ne daal mën nañu caa jël suukar boo xam ne naturel la. ñu wax ci leneen ñeel jéye ji fi amoon def na ñeenti at ci ren 2015-2019 ñeel roplaan bu compagnie Air Sénégal ci jamono yooyu nag juróom-ñaari doomi aadama ñàkkoon nañ seen bakken ci boobule jéye ci fàttali la ko andi woon mooy roplaan bu Air Sénégal dafa dajewoon nag roplaanub Guinée El Hadj Malick Cissé mooy dellu siwaat ñeenti at la def avion bu compagnie Sénégal Air réeroon mër ginnaaw ba mu tasewee ak vol 737-800 bu compagnie équato-guinéenne Ceiba International mu jur bilan bu 10 juróom-ñaari nit ñàkk ci seen bakkan benn doom France benn doomu Algérie ñaari congolais yu bokkoon ci équipage bi ak ñetti agent yu SOS médecin mu nekk lu doy waar enquête technique bu BA di bureau enquête analyse di xamle ni avion évacuation médicale ak bu Ceiba ñoo bokkoon yoon ci diggante Bamako ak Dakar ginnaaw si yoon am ci wàll France amal lu ñuy wax commission rogatoire internationale maintenancier bi di Al Hassan Anne yàggoon na di alerter laata musiba bi di am waaye dañ ko mujj licencié ginnaaw crash bi gëstu yu ci jotoon am ba léegi jurul dara lenn rek la ñu mën a jàpp mooy Boeing 737-800 ñun doon xamle ni am na benn pàcc bu ñu gis ci moom te loolu moo taxoon sax ba pilote yi bàyyi seen yoon dem Malabo di capitale bu Guinée équatoriale foofu sax nañu mujjoon wàcc.
El Hadj Malick Cissé dañuy desandi ba tey ci wàllum dem géek dikk gi bi la yoon nag dañuy wutali ci li ñu dippee auto école di bërëb yi nga xamante ne chauffeur su bëri daanaka foofee lañ leen di tàggatee ngir ñu mun a dawal ci tali bi waaye ñoom nag liñ leen di tuumaal mooy tàggat ga farlu ga ca war lu ci ëpp duñu ko def ndax koppar yi nga xamante ne moom lañ leen di fay léegi tey ab laaj day daal di taxaw samp nan lañu war a def ak yooyu les auto école reportage Babacar Touré. Parking stade Léopold Sédar Senghor auto école yi di fi bari lool file bés bu nekk ay nit di fi ñëw ngir jàng ni ñuy dawalee oto bi la xeetu njàngum dawal oto nag nit ñu bari di ko ŋàññi ci jamono yi ñu toll ñàkk rigueur bokk ci li nga xam ne moom la ñuy gën a joxoñ baaraamu tuuma li ni mel moniteurs yi di ko bañ. waaw auto école moom mënul délivrer faux permis te mënul sax délivrer vrai permis c'est l'État qui délivre parce que fu mu nekk ni par la grâce de Dieu avec le nouveau système permis yow mi at mi sax yaay dem jëlal sa bopp sa permis bu njëkk ba sax ak papier cartonné bi boobu auto école bi la ñuy jox permis bi mu jox la ko kon auto école bi li ñu ko jox rek lay joxe du moom mooy defar formaté permis bi wala mu defar ko. suñu sukkandikoo ci ñoom moniteurs yi njàngum dawal oto fa mu commencé ba fa muy yem amul dara luñ ciy bàyyi li ni mel mu mel ni élève bi xëyoon ñëw jàng ci daf koy dëggal. man di auto école bi may jàngal. moom ni may jàngalee man gis naa ne jàngale bi moom baax na parce que da lay yóbbu circulation avant ngay ñëw def cours camion bi nii da ngay def circulation def créneau ci oto bu ndaw ba ay foofu doog a ñëw ci camion bi. man moom incha allah gëm naa ne su ma génnee tam mën naa dawal oto normal. ci accident yu bari yi am ci tali bi ñoom moniteurs yi yor auto école yi gisuñu ne seen formation bi ñuy joxe am na ci wàll ñoom ñi sax dañoo jàpp ne problème bi feneen la nekk. xam nga ñu ngi wax accidentologie galopante ñu ngi wax ay mesures mais tabax da nga koy tàmbalee ca suuf fondement bi mooy première mesure bi ñuy digal ñun di xelal président de la République mu jël ko mooy auto école obligatoire jarulatul xaaj di ko xaar nan dañ ko def mu nekk une chose effective le plus rapidement possible. ngir ñu gën a farlu ci seen liggéey ñoom moniteurs yi yor auto école yi. di ñaan ngir ñu gën leen teg ci ay conditions yu baax. réew mi bu fekkee ne dañu bëgg mu moderne foog ñu xalal ñu ay espace yoo xam te ne mën nañ fa nekk di tàggat doomu aadama yi nga xam ne ëllëg ñoo war a wàcc ci kaw tali bi foog ñu am ko mais amatul même fii nga xam ne moom la ñu dañ ñu fee dàq stade amitié bi nii fi ngeen gis ngeen ñu nii bu ñu paree examen dañuy jël pneu yi yàpp ci camions yi ñu jëlee ñu fi donc amatuñu terrain bu ñu mën a exercer ñi nga xamante ne ñoo bëgg jël permis de conduire ñuy invité état bi ñu dimbali ñu ci loolu le plus rapidement possible. ñoom ñi itamit ñuy ñaan nguurug Sénégal mu fexe ba permis kenn dootul ko mënati am te jaarul ci auto école. beneen ponk ci biir xibaar yi biti réew lay daal di doon ñu dooree ko ca Guinée ak njiital réewu Guinée di Alpha Condé moom nag mu ngay woote ab organisation jëm ci élection législative yi laata nag at bi di jeex ci noonu sàkku na ci ki nga xamante ne mooy njiitu jëwrin ya ngir mu woote ab waxtaan ci diggante ñi di acteur politique yi société civile syndicat yi ak institution ya nga xamante ne ñoo fa nekk waaye it ma ngay biral ne mun nañoo njortu ne ab coppiteef dina am ci constitution bi nga xamante ne ci la ñu tënku ca Somalie nag xiif ma ngay bëgg a rey askan wa fa nekk looloo tax nag acteurs humanitaires yi ñu ngi woo communauté internationale yi ngir ñu gën a dooleel ndimbal la nga xamante ne moom lañ fay andi ONU it di ko feelu ca wet gën a ndimbal li moom bu ñu ko yokkul wala sax ñu daal di koy andi lu ëpp 2 millions ci doomu réewu Somalie dañu ñàkk seen bakken ci xiif ci fàttali nag Somalie ci atum 2011 ba tey ci la gëj a am ab récolte bu baax jëm ci wàllu mbay mi waa FAO ñoo ko biral dem nañ sax ba ci yokku ne fii akaat wi di jeex soo moytuwul bu ñu defee xayma lu ëpp ci 1 million ci doomu réewu Somalie dañu génn àdduna wala sax ñu dund li ñu dippee malnutrition. tàggat yaram basket coupe du monde bi am ca Chine jongante nag di wëyandi gaynde ya fa nekk bi mooy seen ñetteelu génn waaye it seen ñetteelu laj yi ñu daal di ciy déglu ki nga xamante ne mooy Youssouf Ndoye mu dellu si waat ci boobu la jongante. loolu moo def différence bi si deuxième mi-temps bi dañ am beaucoup deuxième sens
et après boo amee deuxième chance basket da ngay tirer plus que sa adversaire donc am nga plus de chance pour dugal panier loolu moo def différence bi pour man. waaw de perdre nañ 3 matchs wante léegi des na ñaari match yu ñëw incha allah contre Allemagne ak Jordanie dinañ remobiliser wu pour def lépp pour indi au moins benn victoire Sénégal incha allah quoi parce que coupe du monde foo ñu indi benn victoire incha allah pour peuple bi incha allah. ñu yegsi nag ci nataalu bés bi ma nga ñu yóbbu ba ca fan okk nañu ko junjee ci ndorteelu xibaar yi tey jilee góor gi ñu leen xam leen ay atam ngi toll ci téeméer ak ñeent di góor gi El Hadji Mamadou Djité nekk délégué de quartier bu fan ok moom nag waajur la ci juróom ñeenti bant mi ngi yëngatu bu baax di daan dooleem ab menuisier la atelier moo ko yore neem sax am na ñoo xamante ne ay surgaam lañ la fa nekk taxul benn yoon mu toog këram di xaar dépense bi di ñëw moo koy wutali boppam Ndeye Mariam Gueye reportage. 104 ans ci ren. El Hadji Mamadou Djité ñu koy woowee Pa Djité mooy délégué de quartier bu Fann Hock moom mi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ngénte ci atum 1915 ca Ngaay moo ngi dellu si ci jaar-jaaram toll ci téeméeri at ak ñeent Pa Djité moo ngi wéy di yëngu ci menuiserie ba tey doon métier bu mu jàngoon ci entreprise tubaab bii di Déricourt. 72 ans juróom-ñaar fukki at ak ñaar maa ngi liggéey ministre. Déricourt moo ma jàngal ci Rue Talmat Déricourt boobu moo fi ne la blanchir bo ñuy def entretien cathédrale de la gaz société Tra Limousin Sans Fewé entreprise yooyu ñoo liggéey banque Biao ci laa bokkoon. nekk jullit bu am ngëm lool Mamadou Djité bind téere alxuraanam bu njëkk ci bi mu tollee ci fukki at ak juróom-ñeent. dama jàng alxuraan ba pare 19 ans la bind kaamil alxuraan 19 ans te booba Serigne saa nga fa am na jóge Mauritanie suntum sun gànnaar ay dara am na mbàkke am buusa mais maa fara woon kooku nag chance la. ndax mën nga mën a jàng am moyen am occasion te sa xel du antan loolu mais man nag dama am 19 ans daal yeewu bind kaamil. fekkee lu bëri paawu téeméeri at bii di dellu si waat ci taarixu Sénégal. comme machine bi boobu machine nu ngi koy door am alors tey doole dëgg ak mën a liggéey ak xam-xam ak gëm waaw sama baay moo demoon 14 18. waaw c'est en 940 boobu maa ngi ci bant yi man. déedéet daw ma de booba daa fekk ma ne ci liggéey rek yóbbuwuñu ma toog jàppatu ma waa xam naa 15 jours la rek la waaw parce que boo demee ba Jidda da ngay wàcc ne du Màkka amul géej. doon borom kër ak baay ci juróom-ñeenti doom El Hadji Djité doon royukaay bu baaxam jéggi dayo lool ci ni ko soxnaam ak njabootam nataalee. ku jafe ci nit. amul benn problème xuloowul xeexul moom daal nitu jàmm la te lu mu am bokk na ko njabootam. man doomam yëpp ko bëgg mais man maa ci raw parce que xam nga léeg-léeg nga jur doom mu juddee maladie judd avec une malformation mu téye ma def ma comme une princesse toppatoo ma yor ma am naa borom kër mais daf ma récupéré téye ma ci kër gi kon kooku xalifa laa ko mën a def sëriñ laa ko mën a def. papa bi gën ci papa yi laa ko mën a def. suñu maam ji toll ci téeméeri at ak ñeent di xamle ni doylu ak yemale ci lépp mooy secret gudd fanam moo ngi digal ndaw yi ñu gën a am sutura ak pasteef. El Hadji Djité ne du denc ñaanal Sénégal ngir jàmm ak jàmmoo sax fi ba faw. allahumma amin Ndeye Mariam Gueye mbokki xibaar yi fii lay daal di buuree 19h45 Khalifa Diakhaté dina ñëw yaatal xibaar yi ci nasaraan laata loolu nag ñu bàyyi leen ak xibaar yu jëm ci wàllum jaww ji jërë ngeen jëf.